maa ngi leen di nuyu yéen mbokku internet yi ñu safoo di déglu di ñu seetaan ñu leen di daal di li gën a fas ci xibaar yi ñu dooree ko ak tolluwaayu mbas mi fii ci Sénégal ci 400 tests yi nga xam ne amal nañ ko ñetti rek ñoo si ñëw positif tey nag amuñu benn cas contact waaye tamit amul benn cas importé maanaam cas bu jógee ci aéroport Blaise Diagne ñetti cas yëpp ci cas communautaire la maanaam rek transmission communautaire ñi ko am xamuñu fuñ ko jëlee tey jii lu tolloo ko 90 patients bañ ne saytu nag gisatu ñu feebar bi di coronavirus dañu leen di daal di bàyyi rek libéré leen ñu ñibbi seeni kër jamono ji nag am na kenn koo xam ne rek bakkanam rot na ci mbas mi waaye nag juróomi nit ñoo xamante rek ñu ngi ci seeni cas dafa tagateem bi maanaam ñu ngi ci sauvetage ñu ñaanal ñi nga xam ne rek bakkan yi rot na ci mbas mi yàlla xare leen àjjana ñi tëdd ci l'hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu dooree xibaar yi nag ak li nga xamante ne rek moo jugee ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy dooree ak li di la gratuité de la chimiothérapie ñoom ñu ngi koy xamal nag lu tolloo ko juróom-benn junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukk patients yoo xamante ne rek dañ leen daal di jël prise en charge maanaam dañ leen faj rek ci seen alal dëkku fa bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante rek mooy directrice générale de la santé publique de Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom moo ko xamle ginnaaw bu muy amal fin de clôture campagne nationale de sensibilisation de dépistage bu soxal li di cancer du col de l'utérus ak cancer du sein nag ñu gën ko xam sax octobre rose mu nekk weer boo xamante ne rek dañ ko daal di jagleel bile feebar la sœur du journal bi nga xam ne moo joxe bile information mi ngi xamle ne nee na bii di entrée en vigueur bi ñu ko amal ngir mun a jàppale ñi nga xamante ne dañu am bii di feebar chimiothérapie feebar bi ngir rek ñu mun leen a fajati seen loxo jotu seen i ginnaaw ca 2019 nag octobre 2019 lañ ko tàmbali woon total bi nag yegg si ba 2020 lu tolloo ko juróom-benn junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñetti fukk patient maanaam ñoo xam ne rek dañ leen di jël faj leen nag ci loo xamante ne rek amuñu benn koo xam ne rek fere na ci xaalisam Marie Khemesse Ngom Ndiaye nekk directrice yi moom moo ñuy xamle ginnaaw bi nga xamante ñi di waa Presse Afrique ñoo jëlee bile xibaar ne na plateforme fii nag dafa daal di jóg ngir daal di jàppale ñi nga xamante ne seen loxo matu seeni gannaaw ci wàllum feebar waaye tamit di dimbale askan wi ñu gën a soqali seen wérgu yaram ci loolee sax mi nga xam ne nag ci bile sensibiliser campagne bi nga xamante ne moom lañ jeexal démb nekk campagne nationale de lutte contre le cancer di octobre rose daan nañ ci nag wane ne am nañ ak subvention bu tolloo ko ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk examen yi maanaam ay xeetu matériel yoo xamante ne ci wàllu mammographie ngir ñi nga xamante ne dañu am lii di feebar di cancer du sein wax ci leneen soxal wàllum licenciement de pêche yi nga xamante ne jamono ji sax tàggateem bi nag ci diggante acteurs yi ak ñi nga xamante ne ñoo ko yor Birahim Seck nag nekk coordonnateur du forum civil moom dañ ko daal di auditionné ca OFNAC ngir laaj ko rek ginnaaw bi nga xamante ne dafa indi woon ab dossier tegal ko état bu Sénégal ñu indi ci alerte ci lu soxal wàllum Green Pass nag loolee nag taxoon nañu jox ko benn convocation mu daal di wuy si OFNAC nekk kër gi nga xamante ne foofee dañuy xeex lépp luy wàllum ger ak lii di ger jëmale sa kaw ci alal boo xamante ne léwut la loolee nag moo tax nag ñu daal di amal bii di convocation ngir laaj ko ci li nga xamante ne moom moo ko jël porté ko état bu Sénégal Birahim Seck daal di nangu lépp li nga xamante ne moom lañ koy wax waaye nee na rek OFNAC nañu topp li nga xam ne mooy investigation maanaam l'enquête yi ngir mun a xam histoire bi soxal wàllum licenciement de pêche yi fan la jógee ngir rek Sénégal daal delluwaat comme nañ doon nappee ñu wax nag ci wàllum njàng meeg njàngale bi kaka entrée à l'entrée 2021 bi ñu jàpp le 12 novembre mu mel ni nag jafe-jafe dina am diggante waajuru ndongo yi ak ñi nga xam ne ñoo yor école yi ca jëppal nag daanaka ñaari école yi fa nekk nag dañoo wax waajur yi ñu daal di fay ñetti weer yi nga xamante ne seeni doom yi dañoo toggoo ci kër gi te loole nag waajur yi ñu nanguñ koo dégg mu mel ni nag état bu Sénégal sax daanu na yëkkati lu tolloo ko ñetti milliards ci suñu koppar jébbal ko ñi di école privée ginnaaw bi nga xamante rek dañoo impacté woon ci wàllu mbas mi di Covid 19 waaye dafa mel ni ñu bëri si ñoom nag boobee xaalis nag doyu leen dañoo daal di continuer di laaj nag ñi di parents d'élèves yi ñetti weer yi nga xamante ne seen doom yi daal nañ toog ci kër ga te jànguñ ko li ni mel nag nar a indi jafe-jafe boo moytu it nag ci rentrée bu bees bi tax na sax ñu nekkee ca commune bu jëppal nag ñooñu nag école boobee lu ñu bëgg rek waajur yi fay leen ko te nag ñenn ci waajur yi xamal nañ leen ko ba mbas mi ñëwee ba tey jii jamono ji donte sax kenn ku ne yaa ngi xëy waaye nag seen poste dafa diisatul mënatuñ daal fay ñetti weer yooyu bu ñu nangoo rek seen i doom dañu daal di commencé jàng ñetti weer yi ñu daal di ko bàyyi ci ginnaaw. donc wax nag ci wàllum islamophobie ak caricature maanaam rek yenn wax ju ñaaw yi nga xamante ne moom la ñu jël rek teg ko ci kaw l'islam rawatina yenn photo yi ñu doon
doon caricature Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba tax na nag ñi di ONG Jamra ak lu tolloo ko ñaari téeméeri association nekk fii ci Sénégal ak ci àdduna bi dinañ amal nag samedi bii di ñëw yemoo ko juróom-ñaari fan ci weeru novembre mars boo xamante ne dañu daal di ñaawlu rek jëfin bi ak wax ñu ñaaw yi nga xamante ne ñenn ci état ñu ngi ko daal di teg ci kaw kii di islam waaye tamit kii di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba tax nag ci boobee manifestation bari na ci ñu ciy bokk lu mel ni ñii di Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, ONG Jamra ak ONG islamique rassemblement yooyu nag dina boole bépp jullit yi nga xamante ne nekk dañoo daal di jokkoo ngir daal di saxal ak jikko yonente bu tedd bi waaye tamit di lawal lu baax li nga xam ne moom la lislaam def bokk na ci ñi di waa sàmm jikko yonente ONG Daaral Quraan yi ak Isnan association service soufisme ak ñenn ñoo xamante ne rek dañoo ñëw di bokk mu nekk marche boo xamante ne nag du marche violente mais dañ koy def pacifique ci ànd ak yar ak teggin ngir rek mën a métti lu li ne mel la dinañ ko amal nag ma fàttali leen ko samedi yemoo ko juróom-ñaari fan ci weeru novembre 10h jotee journal la moo ñu ko xamal Mame Matar Gueye nag bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xamante ne moo yor wàllum communication bu ONG Jamra ne nay bile rassemblement nag dañ koy def ngir ñaawlu kàddu yi nga xamante ne moo duppee woon ci président français di Emmanuel Macron ginnaaw bi nga xamante ne dañoo daal di faat foofu benn professeur bu wuyoo Samuel Paty te moo doon woon ay élève am li nga xam ne mooy photo yu ñaaw jëmale ko ci nit ku tedd gi. beneen xibaar nag boo xamante ne nag jamono ji jar naa jóg ca Petit Mbao ak Grand Mbao ña fa nekkee nag dañoo daal di jóg rek def ab vidéo wane ne seen ñaari pont yooyu boo moytuwul rek wala autorité ñi nekkee foofu buñ ci jógul nag boo moytu dina màbb ci kaw nit ñi rawatina nag ñi nga xamante ne dañ fay jaay ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci suufu pont bi di fa def seen i activité nee na yoon bi nag dara yàqu lu du camion malien yi nga xamante ne dañuy yëb ba 10 benn waay daal moo daal di photo li ni mel dugal ko ci plateforme yëpp nekkee ca Grand Mbao Petit Mbao ngir rek jokkoo ñi di autorité locale yi nekkee foofu ñu daal di ci gaaw wala su nit ñi balaa musiba di fa am. ñu jeexalee xibaar yi nag ak ca bitim réew rawatina ta États-Unis tey jii nag la ñu amal seeni vote bi opposé kii di président sortant di Donald Trump ak kii di Joe Biden mu mel ni nag jamono ji àdduna bi yëpp ñëw tiit ndax Amérique bu ñuy def seeni élection nag duñ ci yem dañu ci boole ak xeex jamono ji sax bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ay observateurs yi ñu nekkee ca États-Unis xamal nañu de lii di njaayum arme bi nag yokku na ba ci 80% ci semaine bee ñu weesu ginnaaw bi nga xamante ne nag xeex dëgg moo war a am diggante kii di Donald Trump ak kii di Joe Biden jamono ji nag Donald Trump daanaka sax confiance la demee ndax ni ki démb na xamal ay militant rek muy kàddoom bu mujj na leen bu leen tiit dinañ amaat ñeenti at fii ci Maison Blanche mu mel ni nag kii di Joe Biden boo moytul sax liñ ko daal di xeexal sax kii di Donald Trump nag dina toggal ci réewu Amérique ba tey jii ñuy déglu résultat yi nga xamante ne ñoo war a génn buñ ci noppee ñu jeexale xibaar yi ak élection présidentielle ba am ca Côte d'Ivoire mu mel ni Alassane Ouattara nag moom lañ falaat ak ci 94% suffrage universel ñi di commission électorale ñoom ñoo ko daal di annoncé niki démb waaye nag dina jural ay jafe-jafe ndax ñi ci opposition bi dañu gis ne mbir mi tegginiwut maanaam demeewut nuñ ko bëggee woon dañoo daal di amal ab sàcc ku mel ni kii di Henri Konan Bédié moom nag nee na nag boo moytuwut nag gouvernement bi dina tàkk ndax kii di Alassane Ouattara mérito wut lii di 3e mandat mbokk yi xarit yi mu nekkoon li gënoon fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi waaye duñu fàtte di leen wax ngeen daal di abonné ci seen bi di 5 TV ngeen di am bépp xibaar yi nga xam ne mooy xew ci réew mi ci ngeen jëf